largement des faits à Saint-Louis. Mansour Faye prend acte et parle de signal fort moom nangu na ni ñii di waa Yewwi Askan Wi gañe nañ ko fële mu nekk et acte yooyu la ñuy xaar ci ñoom waaye aussi noté nañ que ni moom wax na ni lii signal bu fort la ndax message la boo xamante ne askan wi dañu ko wax jëmale ko ci nguur bi te lu ñu war a décrypter la te leçon bu ñu war a retenir la à l'avenir. Mais il a raison. Voilà quelqu'un qui a compris. Et voilà quelqu'un qui confirme que son camp a perdu. Entre les lignes. Implicitement. Peut-être que bu wéeteeg président bi dina ko ne hey président sa gars yi liggéey nu ñàkk nañu mais est-ce que du président bi moo ñàkk liggéey wala muy nekk gars yi est-ce que du président bi. moo ñàkk liggéey gars yi ànd ak moom ñàkk wala boog ñamu àndal doon ko wax dëgg waxuñu ko li am président fii mokk na rumbax ana fa mokkee. est-ce que ñeme nañ ko wax aussi. est-ce que ñeme nañ ko wax aussi. oui question la loolu yëpp nag waa ji jaboot yore sa jaboot te ñemewul la. doo teel ci juum ngaa dëkk 24 heures sur 24 Nabou Samb ak Mamy Cor. yàlla baax na. parce que simplement aala buur aala bummi aala punkal mi la neexu def naa ko bëggee. waaw mais Paasan le président Macky Sall est-ce que du moom ñi koy jege di ko wax dëgg yëpp da leen fiy jële on a vu l'histoire de Moustapha Cissé Lo ak yeneen ñoo xamante ne peut-être bu ñu commencé ñu gis ñu commencé prendre position rek ci di défendre intérêt réew mi dañuy gis ni soit ñu écarter leen wala ñu jëlee leen fii. looloo jur lan. moo jur réew mi nekk ci psychose. ba kenn dootul ñemee wax. laaj leen ko Sori Kaba. 3e mandat lañ ko wàcc. ak ñeneen. mais léegi style de management. moo nu indi fii style de management moo indi Sénégal lu musul am Sénégal cohabitation. ñi bañ a dégg. bi ñuy bañ a dégg gouvernement d'union nationale amoon na fi ci temps Wade ak Diouf. 93. 94 mu ngi kaa fàttaliku sanu baay ba ndeysaan dañ daan dem ca ministère ba di ko fekk ay collaborateur am Abdoulaye Bathily. yoroon ministère de l'environnement. sunu kilifa yi Ibrahima Fall yàlla na ko yàlla yërëm. ak Mohamed Sankare ndeysaan. yàlla na ko yàlla yërëm di ziar seen ay bokk. kilifa yooyu Ibrahima Fall bu sud groupe sud nekkoon foofu ak ña sa des. ak ñeneen Nabou Samb. waaw. dire que aujourd'hui nous sommes victimes Mansour Faye nangu na situation bi il dit qu'il prend acte et prend conscience que c'est un signal fort adressé à son camp pour qu'il puisse rectifier à temps leen nag dara nu leen ko fàttali rafetal rek xanaa ndax 14 mois ci des incha allah 14 mois waaye ci diggante bi am na lu si nekk loo xam ne avantage la Nabou Samb xam moo la lan coupe du monde joxal Mamy. Aïcha la grande Aïcha la même question te revient. am naa question pour kaddu yu Mansour Faye waaw posé ko après nga wax ci kaddu yu Mansour Faye yëkkati voilà. ba jàmm la. Paasan nu ma tudd. lan man maay kat. Mamy Samb. ok. Nabou Cor. boo ma waxatee Mamy Cor Nabou Samb. fan laa maa ngi yow waa déglu rek maa ngi yow su dina mel ni Yewwi bennoo ci studio bi fii yaa ngi dégg. fan la ma la waxee Nabou Samb. yow Nabou Samb rek nga may wax di wax kële man ko ndax dama wax Nabou Samb ñun moom lañ ñuy woowee. Nabou Samb Mamy Cor ah mais looloo dëgg. waaw nga def. xulil awee. Ngaal ak Abdou Fall wuy leen noo tey. mais yow. mu ngi ñaaw noonu la. tey day gën a ñaaw moo ñaaw na. ginnaaw nee na cohabitation du fi am. xulil awee cohabitation du fi am. ala tey. aw ba gis nga aw mii ba daa toog ci plateau jàmm wala jaawatle nii wala jaawatle. xoolal maa aw fii dana waxuma la cohabitation dana mel ni Yewwi bennoo laa. waaw mais li dafa mujjee metti dégg nga li ma la wax. fu ma sa gis. daa dem toog plateau jàmm dama ko war a jékki-jékki toog naan ko ne moo sol mauve. Mamy Samb ngi nii maa sol orange noir ba nga jaawalee. yow moom xam naa ni boo jaawalee wax dëgg yàlla sekk nag yow la mujjee neex. yow sa càmmoñ sine boo fa toog sa ndeyjoor Mamy fa toog moo yow Nabou Samb ak Mamy Cor gi nga nekkee mbaadu dara cohabitation dina am ci dëkk bi. c'est que nag kaay ma wax la cohabitation bi dara gënu koo neex wax nga dëgg yaay yi jaawatle. boo gëstoo laal loolu cohabitation. gëstu gis Mamy loolu cohabitation bu neex la cohabitation bu neex la. dafa xew. kaay ma wax la pour dëggal fi nga bëgg a wax pour wax la ne maak yow suñu cohabitation dafa dëgër kii.
da nga ñëw sànq fu am solo te jotoo sax yeggali bu baax. nabu ma ba max ma dugg. non pëtaxlul na neex koor. sama dama lay fàttali rek sama sant bi du ko xam lu dul bu toogee ci plateau jàmbur bu demee ci yeneen télé ya naan lan day xam kan mooy Nabou Cor day jékki-jékki naan journaliste bi Nabou Cor ma naan lii ma koy envoyé message naan ko papa arrête de faire genre ayca man mi woyalal sa papa la nag moom daf la waroon a jox sa sant sax benn yoon. moom mu santalee la Seck. ne la Nabou Seck sax laa gën a mën a dégg man gën a. vraiment comme mooy sa papa. sa papa nag wax na sànq lu am solo. yow yaa ko posé question bu am solo mu tontu la ci lu am solo ndax da nga ko laaj ne ko. ndax président de la république est-ce que am na ñu ko ñemee wax dëgg bu ñu xoolee ne am na ci ñu bari ci ñoom ñoo xam ne soit bu ñu amee benn discours boo xamante ne d'accord ñu moom ak lu mu jotoon a wax. mu écarté leen. moom mu yokkal la si ne ak ñi nga xamante ne sax dañuy am ay ambition politique ak yeneen yu ni mel. te loolu mooy indi fii ci réew mi kenn ñemetu la wax dara. mais justement pourquoi ay acteurs politiques yoo xamante ne nee nañu intérêt Sénégal moo leen ñor. Nabou ñu war a répondre à la baguette d'un homme boo xamante ne nangul ko wax dëgg. ana démission ana bàyyi mu yokk sa grandeur. ana bàyyi. Sénégalais bi naw la. ana bàyyi ànd ak yàlla gën laa kàttana. Nabou Cor xam nga nit ñi dañoo ragal bàyyi dañoo ragal démission. waaw. pourtant nag jullit bu gëm yàlla dëgg. bàyyi ak démission warul bokk ci tiitaange ci sa vocabulaire xam nga lu tax. ndax yàlla boo ko wanee ne man sama lépp yow mu wan la ne man rek maa fi de. mais boo wanee yàlla sunu borom ne sama lépp benn nit la benn doomu aadama benn mbindeef. mu wan la ne yow. ak doomu aadama mbindeef boobu nga jàpp ba mu dëgër. kooku lu mu doon man maa tax bu doon ko tey. Sénégal il faut ñuy am culture boo nekkee nit kooku bañ ku ko wax dëgg nga bàyyi ko moom ak ci doxalinam gi mu nekkee te yow nga wéy ci dëgg. ndax ci dëgg googu la nit di nawee. ci dëgg googu la nit di respecté ci ngay amee dayoo gi nga war a am. donc ànd ak nit mu nekk chef d'état ak poste bu mu la mënti jox. responsabilité boo mën a am ci état boo gisee ni kii ci doxalin bi amuloo sax moyen wu wax ak moom lii sa xalaatu bopp yow. kon yow figurant rek nga da nga bu weer dee nga dem laali sa xaalis mais en réalité amoo benn apport boo xamante ni yokk nga ci nit ñi dañuy jàpp ne yaa ngi yokk ndax yaa nga ca biir. bu ñuy tuumaal itam mënuñu la caa génnee ndax bu ñu waxee Benno Bokk Yaakaar foog yow ñu ñàmbaa saale la ci biir. bu boobaa nag li war mooy nga teggi foofu sa ndombal tànk ndànk. ànd ak yàlla ànd ak askan wi am leneen lu ko gën. foofu moom il fallait ma dugg fa. leneen li ci topp mooy nga ne Mansour Faye. waaw. au moins le fait d'accepter moom au moins il accepte. et il a félicité Yewwi. c'est très bien parce que loolu mooy démarche boo xamante ne dafa honorable dem ci ay élections locales gagné woon na ko. ca Ndar d'ailleurs bokk na ci yenn bastion yi doon wax ne bastion pouvoir bi la parti bi ay localités yoo xam ne pouvoir ba ñoo fay gagné quel que soit alpha mais la réalité des urnes ci législatives yi wane na ni non tendance boobu changé na léegi dañu décider faire confiance à d'autres personnes moom en toute humilité au moins il l'accepte xam nga bu xasee ba accepté rek parasan mu ñëwaat na ca la ma waxoon sànq mooy da koy yombalal lépp loo xamante ne ci la ñuy jëmi ëllëg. ñi ci des nag seen problème mooy nangu dañoo nanguwul te il faut ñu nangu waxuma sax nangu ay urne mais dama ne nangu ne askan wi dafa bëgg changement. mais ni koy waxee ci anglais loolu dafa yomb trop dimbali ma ba Assane. internet yi xettali leen ma wala so simple and so easy. waaye so easy kay. lii na mu easy wee yomb ëpp na. mais loolooy dëgg. nangul ne man ñi ma jiite pendant des années. bokkatuñu ak man gis-gis. parce que bu ñu demee bay siiki saaka ne opposition gagné na wala gagnéwul rek am na siège yu ëpp wala amul siège yu ëpp rek. foofu la taxaw seetlu war a njëkk a commencé. parce que boo ko ignoré yeneen yi ci topp day gën a metti ci yow. nit nag da ngay teel a nangu dogal. parce que itam loolu bokk na ci noblesse u nit ñu nangul la jox la sa cër yow bi nga yellool. mais ñàkk nangu jafandu jàpp ba mu dëgër jaay doole maa fi ne keneen du fi ne ci am réew moo xamante ne yow loo doon nit ñee tax nga nekk ko nit ñi tout le temps dañuy dolli di la fàttali ne kattan goo am tey boobu kattan ñun ñoo la ko jox. te heure bu ñu neexee kattan boobu mën nañu ko rocci te yow mënoo ci
tous ñebe. loolu leer na wala leerul. muy but buti. Mami balaa may ñëwaat ci paasam quelles leçons tirées de ces élections législatives ginnaaw bi nga xamante ne bi ñuy soog a xëy ci jouru quelles leçons tirées ci élections législatives yi ginnaaw bi nga xamante ne bi ñuy soog a xëy le 31 juillet subati ñëpp dañ doon wax naan nit ñi génn ñu voté waaye ci ngoon si gis nañ ni nit ñi génn nañu voté massivement ba pare dañoo nemmeeku ne bu fekkoon ni ñi nga xamante ne dañu voté bariwul souvent dafay profiter à l'État et selon tendance yi nga xamante ne génn nañu ñu gis ne Yewwi Askan Wi wala l'opposition autant pour moi ñoom am nañ ci wàll bu am solo ci taux de participation bi ban leçon la ñu mën a tirer ci élection yi ñu génn. mais li ñu ci mën a tirer rek justement mooy que ne Nabou on a un peuple mature benn maturité peuple bi mooy ne ñuy jublu ci ay élections. ñu dem voté ji te duñ ci boole wax. effectivement ñun ñëpp on a fait le même constat d'ailleurs on était ensemble bi ñuy dem di voté ji. on a vu bu ñu duggee dañ naan mais fii kat amul rang xëy na fii peut-être centre de vote bi nga xam ne pas Assane voté dafa foofu gis nañ fa mbooloo yu dajaloo ca porte bi ak yeneen yu ni mel. mais man par exemple fi ma voté ak yow fi nga voté dañuy seetlu ne y a pas de rang donc dans notre tête on s'est dit bu fekkente ne centre de vote yëpp nii la mel. ce qui veut dire que donc. en réalité taux de participation bi amul solo mais au vu des résultats yi nga xamante ne gis nañu ko nit ñi génn nañu dem voté ji loolu dafay wane d'abord jàngat gu njëkk gi mooy la maturité du peuple sénégalais. Absolument. Et dans ce peuple sénégalais sort-y le lot des jeunes yi nga xamante ne pratiquement war nañu représenter plus de 50% de l'électorat. jeunes yooyu ñoo nekkatul jeunes yi woon jeune u tey yi dañoo taxawaay boo xamante ne taxawaayu anti-badassier la li Ahmed Aïdara di wax maanaam seen taxawaay dafa dëgër. mën nga leen a romb ci bopp koñ bi ñuy naan ataaya. mën nga leen a romb ci terrain football bi ñuy football. boobu fekk na amaana xëy na dem nañu voté ji wala xaar nañu ba añ ba suur ba naan seen kaas naan seen lëwal. daal di doxantu nànk dem voté ji te duñ ci boole wax. ni ñu war a comprendre également ci élection législative yi mooy ne bépp élection bu am fii ci Sénégal. à partir de désormais jusqu'à dorénavant na nit ñi comprendre ne askan wi ci boppam moo am kattan moo am pouvoir moo am doole. kenn amul doole kenn amul pouvoir kenn amul kattan. ñoom rek ñoo am possibilité wu tànn ñoo am possibilité wu gome ñoom ñoo lay teg ci siège ñoo la mën a éjecter ci siège bi ñu la teg. donc boobu demee ci raisonnement boobu rek. lépp lu am da ngay nangu ne lii mooy bëggu askan wi. et Sénégal nag franchement dëkk la boo xamante ne c'est vrai bu ñu nattee quelques bis bii ci yenn kii mais la plupart du temps élection yi quand même ça s'est bien passé seetlu ñu fenn foo xamante ne ay xeex ak xëccoo dafa am responsabilité la ñu gis. décision la ñu gis surtout décision bi. parce que bitim réew par exemple li fa am c'est extraordinaire. ci dëkk yi nga xamante ne ni nit ñi malgré seen ay agenda yu xat ils ont quand même tenu à aller voter massivement et montrer fan la ñu féete sans que mu am siiki saaka parce que coow li sax Sénégal gi la bëri mais bitim réew coow li bëriwu fa leer na nañ ñi ne ñoom am na taxawaay bu ñu féete te loolu mooy taxawaay bi en fait décision bi moo ne leen les gens sont décidés à ce que li fi nekk ni mu change mu changer carrément mu bañ a continuer ti di doxal ca nañu ko daan doxalee te loolu nag politique bu amul boobu lecture ce qui veut dire que yow bàyyil politique nga dem defi leneen parce que li ngay def xarañoo ci torop. Merci.